asalaamaaleykum mbokki internet yu MMD Media TV alors tey seen émission Buzz People dellu si ci xëtam mu njëkk fas yéene amal waxtaan jëmale ci pétrole sénégalais bi nag ki nga xamante ni moo nekkoon njiitam muy wuyoo ci turu Thierno Alassane Sall bind ab téere ci fan yi néew yi jëmale ko ci def ci nag ay révélation yi explosif jëmale ko ci pétrole bi di ci àddu ci jëmale ay wax yoo xam ni jëmale ko ci ki nga xam ni mooy njiitu réew mi muy Macky Sall ak Boun Abdallah Dionne ak Aliou Sall ci ñaareel xibaar yi ñu leen indil tamit ci Buzz People muy wax ci ndax bu leen fàtte ni 1er septembre bii ñuy dëgmal ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ca daaray kawe yi muy université dañoo war a delluwaat fas yéene amal seen njàng ci biir jàng yooyu ndaw ñi ñëw bëgg nañoo delluwaat sauver année bi bëgg nañu dem ba affaire stable mais nag ci yenn condition la ñuy delluwaat loolu ay leeral lay doon ci kanam tuuti. ci ñetteelu xabaar li ñuy ànd ak suñu naataango Pape Cheikh Diallo moom mi nga xam ne ci plateau mbala ji TFM yeewu leen muy wax jëmale ci hausse facture yi nga xam ne d'électricité ak eau yi nga xam ne ci période bi ñu nekk muy crise sanitaire bi doon na loo xam ne lu lëmbe àdduna bi mu ci joxoñ président Macky Sall di ko interpeller à ce que mu gëstuwaat askan wi ndax li ñuy dund ci période Covid bi doon na loo xam ne vraiment lu metti la. ñeenteelu xabaar yi nag ñu ciy amal tamit waxtaan jëmale ko ci ki nga xam ne moom suñu papa Boy Kayré ancien lutteur tey ay Samba Boy dem ba këram fee ci Kër Ndiaye Lo def fa ay naka sudul noonu fekk ko fa tiré ay bal vraiment sama fa du désordre sàcc li nga xamante ni mu may ay xaram race yu baax mu di ay laadum ci lim muy juróomi xar yoo xam ne jël nañ ko fële ci këram. ñuy tëj nag Buzz People wax ci ki nga xamante ne nii fi mu ne mi ngi def buzz ci TikTok bi muy Astou Laobé ñu invité woon ko fële 2STV ci plateau Omaro bi muy amal muy entre temps mu fa doon dem di fa fecc vraiment woy boo xamante ni Fallou Dieng moo ko woyoo muy askanu Laobé mu fecc moo xam ni vraiment dafa frappé toute l'équipe ba tax na ñoom ñu décidé jël ko muy liggéey biir 2STV ci kanam tuuti bi ngeen taaxeerloo ñu indi ci ay yaatal duñu def nag lu dul dem jëli El Hadj Mansour ci xibaari bitim réew ak ci réew mi mu indil ñu moom tamit actualité bi ngeen taaxeerloo ci kanam lay doon. Buzz People ak coronavirus ci Sénégal fukki cas téeméeri cas ak fukk ak benn la ñu am 59 yi transmission communautaire la 53 yi mooy contact ak benn cas importé bu feeñ ci AIBD am na ñett ñu faatu bu ñu seetee nag Sénégal bi coronavirus bi commencé ak léegi si lim bi ëpp na fukki junni ak ñaar yoo xam ne am nañu ko lim bi ñu faatu itam jigéen na léegi ñetti téeméer. ca Liban fan yële ñu weesu ca Beyrouth dafa am benn xeetu jumtukaay gu fa tàkkoon benn xeetu produit la boo xam ne am na nekkate yow fii ci Sénégal indi na polémique nag. ndax ci Sénégal nekkate amoon na ci port Dakar lu tolloog ci 2700 tonnes ci quantité ci li nga xam ni mooy nitrate ammonium la tudd nitrate ammonium la tudd di benn xeetu produit bu ñuy defaree engrais ak yu mel noonu kon danger la woon njiitu réew bu Sénégal nii dañ ko fi jëlee ñu ne dañ koy génne port bu Dakar yóbbu ko Diamniadio finalement nag ministre bi yor lu jëm ci wàllu environnement sax nee na duñ ko yóbbu foofee ca Diamniadio en tout cas ki ko fi indi mu ngi commencé jël ay responsabilités am Sénégal sax nag dafay dund jafe-jafe yu mel noonu xaw na yàgg yenn saa yi ay usines yuy defar ay produits dëkk ci biir nit ñi misaalu caaro yi ni ki itam pipeline yi nga xam ne nit ñaa ngi dëkk ci kaw lépp doon ay risques yoo xam ni war nañ ko xoolaat ci wàllu environnement. ñu wax itam ci coow li nekk diggante Senelec ak Akilee ba léegi jeexagul réaction yi ciy jib nag mooy est-ce que bi ñuy def contrat bi ak passation de marché bi. doonoon na lu ARTP assisté wala déet lan moo tax waa Sénégal itam jël marché bi ci Akilee doon doomu réew mi jox ko ay israéliens loolu itam tey bëri na ñoo xam ne ñu ngi koy càmbar ci nii war nañu ko soppi Sénégal xamul ba léegi ñaata doomam ñoo nekk ci diaspora bi ci bitim réew bari nañu lool. président Macky Sall démb ci conseil des ministres nee na faaw ñu recenser xam nombre sénégalais yi nekk ca bitim réew bari na ci ñoom ñiy faatu bari na ci ñoom ñoo xam ne bu ñuy dem du ñu leen tàggu yenn saa yi nga dem ci réew moo xam ni. wala gox boo xam ni mënoo gëm ni am na benn doomu Sénégal bu fay dund yenn saa yi bu ñu faatoo ba noppi sax la ñuy soog a annoncé xam ni ñii ay doomi waa Sénégal la ñu woon. loolee tax na kii di Moïse Sarr mi ñu dénk Sénégalais de l'extérieur ni politique bu am solo la bu ñu fas yéene taxaw ngir indi ci solution ci ni mu gën a gaawee. dialogue politique bi njiitu réew mi nee na nañ ko reprendre daañu jeexal seen liggéey ngir trouver ci ay solution fii ak njeexitalu at bii ñu nekk mu Ndiaye Cissé njiital ONG 3D nee na loolu ñàkk fayda la.
ndax ñi yor dialogue bi waruñu woon a xaal sax ba njiitu réew mi di leen relancer waat donte xam nañu li leen féewale sax bariwul waaye kenn warut a def benn jéego buy ñu dàq élection locale yi quel que soit élection locale yi dañ ko war a def fii ci Sénégal ñu jeexale xibaar yi ak tey xam ngeen ni la entrée en sixième yi ci Sénégal muy examen certificat yi ak entrée en sixième bu ñu seetee nag fii ci Dakar candidats yi bari nañu lool toll nañu ci 11127 mais jigéen ñi ñoo ëpp donc dañuy tàccuwaat suñu mbokku jigéen ñi ndax ñu ngi ci 9582 jigéen ñi ñu ngi nekk ci wala góor ñi ñoo nekk ci 9582 jigéen ñi nekk ci 11127 candidats yëpp ñu ngi toll ci 20709 kon ñu gën a tàccuwaat jigéen ñi encouragé leen parce que daanaka ci classe d'examen boo dem ñoom ñoo fay ëpp kon ñu ngi gën a lawal politique gu jigéen ñi ñu gën leen xiirtal ci école yi jaa ngeen jëf waa Buzz People ba suba ak jàmm. waaw voilà mbokk yi ginnaaw bu ñu teewloo gannaaw bu ñu taatanee actualité yi nga xam ne El Hadji Mansour Mamadou Mansour moo ngi ñu ko doon def du ñu def lu dul introduire suñu chroniqueur muy Moussa Thiam mu ñëw moom tamit faram-fàcceel ñu li nga xam ne jot nañ ko fi wax comme sommaire. voilà mbokk internet yi comme ni leen ko waxee woon sànq rek ñu dellusiwaat fas yéene faram fàcce li nga xam ne moo doon coowal pétrole bi Thierno Alassane Sall ki fi nekkoon ministre ci ay jamono def ab téere maanaam benn ouvrage boo xamante ni mi ngi ciy traité plusieurs thèmes dont son passage dans le gouvernement en tant que ministre du pétrole tey Moussa ban jàngat ngay am ci mbir moomu ci téereem boobu nga xam ne bi indi na ko. jërëjëf Ndeya ci ni nga ko waxee maa ngi nuyu mbokk internet yi topp Buzz People rawatina di topp MMD Media TV ñu ngi leen di nuyu ñëwaat ci jotaay bu am solo bi kon nga wax tomb bu am solo muy wàllu pétrole bi ak gaz bi juróon fi coow ay at yére ci ginnaaw ñu tudd ci njiitu réew mi rakkam bi nga xam ne moom la bokkal ndey ak baay ak ñenn ci gouvernement bi moom Thierno Alassane Sall moomu. waraloon ñu génne ko nguur gi mu démissionné boobu xëy na moom mi nekkoon ci biir bind ci benn téere génne ko xëy na am na position bu baax pour mën ci wax ndax dund na ko kon lam ci mën a wax dana doon lu soxal sénégalais yi dana doon leen intéressé sénégalais yi ndax gis nga jot na ñu leeral ko léegi buñ ko leeralul léegi Ndeya après dinañ ko leeral te képp ku mu concerné woon dana gën a métti ci yow parce que fi àdduna toll la ku weddi xoolal yeneen dëkk yi nga xam ne tey yaa ngi dégg ñu ni ex président Mauritanie maanaam mu ngi ci wàllu yoon coow la lu ko waraloon wàllu pétrole muy foo xamante ni maam Afrique génération bii ñu jëm dafa am beneen maturité bu ñu am boo xam ni yeewu nañ te àdduna benn bu la tey wàllu pétrole dafa doon lu laal maam domaine international la doonu Sénégal rek moo koy suivre faaw adduna bi yëpp am na ay kuréel yoo xam ne loolu rek la ñuy suivre kon Thierno Alassane Sall bu waxee loolu li ñuy gën a ñaanaan mooy njiitu réew mi mu taxaw ci farlu ci mbir yi leer ci bopp sénégalais yi ndax gis nañ stabilité yi manqué ci dëkk yu bare bari coow la soo xoolee ba ci biir ressources naturelles yi la donc muy li nga xam ni future génération yi war a ñëw ñoo ko war a jariñoo ay nit ñëw nguufaan ko jël ko guux ko ku ko ci def du la jikk. ba tey Sénégalais yi du ñu jug di ci àddu jëmale ci mbir moomu ba tey ñoo ngi interpellé ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñiy ŋànk gouvernement bi ñu indil ñu ci daal ay leeral ci beneen buzz bu ñuy delluwaat moom mooy que ni 1er septembre bi ñu dëgmal le président de la république dafa jël dogal ndongo yi nga xam ne ñoo nekkoon ca daara yu kawe ñu delluwaat amalaat jàng bi lan nga jàngatee loolu ak situation bi nga xam ne ci lañ nekk muy crise sanitaire bi di Covid bi ak naka nga gisee jàng bi nga xam ne war nañoo delluwaat ci classe yi. jërëjëf Ndeya loolu dinaa ci xaw am tiitaange ci wet dinaa ci am xel mu dal ci wet tiitaange bi mooy su fekkente ne mesures yi nga xam ne moo war a accompagner maam étudiants yi sur le plan sanitaire lépp yemb na xayrun sama xel dana dal mais est-ce que mesures yooyu nga xam ne ak jumtukaay yi nga xam ne moo war a mën a permettre étudiants yi ñu dellu ci envie yi est-ce que lépp yemb na question la ñuy laaj est-ce que tamit sauver année bi taxul ñu bëgg ci taxaw laaj la bu samp est-ce que étudiants yi tamit ñoom pare nañ actuellement ci conditions yi nga xam ne ñoom lañ leen tegal pour delluwaat ci biir envie yi est-ce que dinañ ko nangu ndax conditions yi ñu leen di tegal est-ce que dinañ ko nangu loolu amicale yi étudiants yi dinañ ci yëy yàbbi yaakaar naa ci fan yu ñu dëgmal
kon muy loo xamante ni nii saa suñu demee ba delloowaat étudiants yi ci biir envie yi rikk waaye nañ ñu dimbaliwaat lieu culte yi nga xam ne mooy daara yi nga xam ne dañ leen a jëlee woon ci seen sëriñ daara yóbbu leen ci seen i kër wala ñu yóbbu leen ci barab ñu jël leen ñoom it delloo leen ci seen i sëriñ ñu delluwaat jàngiwaat ñu jox leen mesures ya ñu jox étudiants yi ak élèves yi ñoom it ñu mën a toogaat jàng ak jàngale ca la nga xam ne ñoom ca lañ nekk ndax ay citoyens sénégalais lañ comme tout le monde. ci ndogal yooyu sax ñoom étudiants yi def nañ ci benn conférence de presse ci pavillon A ba nga xam ne moo nekk ci université Cheikh Anta Diop ñoom nee nañ gaa lanku ñu delluwaat ci bërëb yooyu jàngi ndax ñoom bu ñu sañoon tey dañuy sauver année bi mais nag ci yenn condition lañ fay delloo maanaam bëgg nañu ñi nga xamante ni mooy njiitu réew bi ñu ñëw désinfecté li nga xam ne moom mooy UCAD ak bépp université boo xamante war nañ faa amalaan jàng bi ñu ñëw indil leen defal leen ay campagne de sensibilisation pour defal leen tamit ay stock de masques yoo xamante ni ñoom dinañ am ay jumtukaay yoo xam ni vraiment bu ñu fa demee dinañ mën a bokk ci ñi nga xam ne dinañ stoppé Covid bi comme mesure barrière ak yenn yi nga xam ne gel yi ak savon yi nga xam ne ñoom dinañ ko mën a faral di utiliser wu. wax nga lu am solo gis nga stockage de masques yooyu masques yi mi ngi doon saafara suñuy sàkku ñoom muy juraat jàngoro. ndax di nga romb certaines personnes yoo xam ne ci mbedd mi ñu port masque boo xam ne nii hygiène bi mu war a am est-ce que ñoom ñiy takkaloon nit ñi masque yi ñi ngi bàyyi xel ci loolu est-ce que mënul joxaat kooku beneen jàngoro loolu nañ ci bàyyi xel parce que ñi ngi ñuy imposer nit ñi pour ñu takk masque wareef la dogal la dañ koy def mais ban qualité masque est-ce que ñi ngi koy sensibiliser nit ñi norme d'hygiène yi ñi ngi leen koy bàyyiloo xel nit ki takk masque boo xam ne mi ngi tilim poussière téye microbe est-ce que moom mu takk ko ci gémmiñam ak bakkanam lan la koy jural ci wàllu santeem te sañu koo tekki parce que mi ngi dox bu ko tekkee am na lu koy xaar kon loolu tamit ñu ngi leen ci ñaan ñu sensibiliser ci nit ñi sénégalais yi ba xam norme d'hygiène yi nan lañ ko war a mën a toppatoowee. le plan sanitaire ñoom fa nga xamante ne nii mooy fa ñuy demee di sàkku ji xam-xam ndax cadre social bi demee na noonu sur le plan sanitaire ndax dinañ leen assister ba nga xam ne doomu jàngoro boobu du doon loo xam ne lu fay lëmbe la wala lu leen di teree tey jii ñu amal njàng moom ñoo bëgg a amal ci mois de septembre yi ñu dëgmal incha allah. ci beneen xibaar tamit ñuy àddu jëmale ci nouvelle hausse des factures d'eau et d'électricité suñu naataango Pape Cheikh Diallo muy dénoncer un raclé muy wax ci loo xamante ne ni di le président de la république yokk gi nga xam ne yokk nañ ko facture d'eau yi ndax tey ku doon fay ñaar téeméer léegi fi ñu toll yaa ngi fay 3000 francs mu doon loo xamante ne ni c'est vraiment dégoûtant. Ndeya coow li ba tey day dellu si waat ci liñ doon coow jamono yële société tubaab yi nañ génn ci suñu réew mi Sen'Eau ba mu duggee ci réew mi ba léegi coow la fi duggee tey jii bi Covid bi ñëwee ñëpp yëkkati woon nañ seen kàddu yëy yàbbi am ci ñoo xam ne dañ leen a jam baaraamu tuuma nit ñi dañoo bañ sénégalais wala nangam parce que lañ doon wax nit ñi tegaguñ ci bët gisaguñ ko ndax période boobu du période politique du période campagne du période partisan moo tax nit ñi wàcc lépp ànd ak njiitu réew mi ak ñi mu àndal ñëpp ci jox ko bopp pour xeex li nga xam ne mooy mbas mi fi ne mais pourtant période boobu am na sénégalais yu taxaw di def ay alerte mais ña doon def alerte gars yi bët bi ñu leen doon xoolee xëy na mooy bët bu bon wala ñii bëgguñu sénégalais wala ñii dañoo nangam pourtant ñooñu tey yàgg jox na leen dëgg parce que lañ doon alerter lu ci ëpp mi ngi éclaté di feeñ parce que luñ la jox fii ñu ngi koy nangoo càmmooñ xam nga ñi ngi doon wax dañ ñuy fayal ndox nag ñu nangam tey ji yaa ngi dégg Pape Cheikh Diallo génn révélé loolu ci TFM n'est-ce pas kon keneen ak keneen ku ci daan xool sa facture est-ce que tey réduire bi ci waroon a am na ci am déet. a fait encore souffrir beaucoup de ménages sénégalais ndax métti na lool période bi ñu nekk nga boole ci tamit ay factures yoo xam ne yu cher la yu jéggi dayo la vraiment mu doon loo xam ne daal lu tiis la. moom dafa metti Covid bi ñëw gën ko mettil économie bi taxaw secteur business bi doxatul ñi daan dem ak dikk di importer dematuñ kon secteur yëpp la laal ni mu leen laalee day impacté wu ba ci biir kër gi dina feeñ ci borom kër gi. dina feeñ ci njabootam dina feeñ ci maanaam ni ñu daan dundee ci biir famille bi kon mënul ñàkk impact boobu na état gën a delluwaat dimbali bàyyi xel ñi mu yilif ak ñi nga xamante ni ñooy citoyen sénégalais yi nga xam ni ñoo leen fi teg nañ leen bàyyiwaat xel xam ni wareef bi nga xam ni
moo leen war ñi ngi koy imposer sénégalais ñuy respecter ay loi ak droit kon ñoom it nañ delloo sénégalais yi seen i àq ak seen i yelleef yërëm sénégalais yi ndax metti na. comme ni ñu ko waxee beaucoup de sénégalais tey jii nax boobu la ñu am ci seen biir xol ndax li ñuy dundee Covid bi metti na ni ñuy dundee réew mi metti na ñuy interpeller le président de la république mu geesuñu ndax lii vraiment lu metti la ci réewum Sénégal. ñu delluwaat tamit ci beneen xibaar mu di cambriolage ci kër Boy Kaïré ki nga xamante ni ancien lutteur la woon suñu pap ay Samba Boy dem ci këram gi nga xamante ni mi ngi nekk ci kër Ndiaye Lo dem ci guddi la woon bi ñu demee amoon fa ay def jëfin yu ñaawteef yoo xamante ne def nañ ko ba sàcc fa juróomi xaram ay laadu ci ay laadum. dalooti na sàcc boobu moom ëpp fit waaye nag Boy Kaïré ko def ne ma lu tax su jëloon patu daalam rek teg ko ci bunt bi sàcc bi bu ñëwee du dugg dama xam ni fii moom ki fi nekk mooy loolu. mais nag dañuy yóbbuwaat ci ndeyaa li ñu doon wax problème mu insécurité muy lu ñuy gën a soññewaat particulièrement ci banlieue bi chapeau à certains quartiers yoo xam ni xëy na police ak gendarmerie ñi ngi fay def liggéey bu mucc ayib ba xëy na domaine agression yi fa daan am wàññeeku na yenn vol yi fa daan am wàññeeku na lu ci bëri lu daan am wàññeeku na parce que soo xoolee yenn baar yi ak yenn lieux yi ñu daan daje ci wàllu gu mel noonu yu ci bëri fermé wu na kon bëri na loo xam ni wàññeeku na mais nag sàcc gi maanaam askan wi ñoo war a gën a farluwaat ci benn anam muy dañ amul habitude di dénoncer ndax da ngay dëkk ak sàcc nga xam ni kii mooy sàcc ndax kii sàcc nit ki di dugg bay àgg ci fenn fi da koy opérer wala mu xam ko wala muy ku mu dëkkal door ko mën a def mais il fallait que ñuy am habitude gis loo xamante ni nii jaaduwul nga dénoncer ko comme nit ñu ko santee gis nga lu jaaduwul faj ko ci boo ko mënee boo ko mënul na nga ko wax ba ñëpp xam ni wax nga ko boo ko mënul nga door ko naqarlu sa xol ñu xam ni yow lii kat metti na la da nga ci mënul dara mais quand même amuñu habitude gis lu jaaduwul ñu koy dénoncer parce que da nga naan su ma ko boolee police wala su ma demee gendarmerie dénoncer ko après est-ce que après nangam ak nangam lu ma ciy fekk il fallait que ñuy assumer suñuy responsabilité sinon après loolu ngay bayal muy bàyyi fekk ñëwul ci yow doo xam conséquence ak métit bi ci nekk kon nag ñu ngi gën a ñaaxaat suñu autorités yi ñu dimbali ñu ci sécurité bi particulièrement ci banlieue Dakar jëm Pikine ba Kër Ndiaye Lo Tivaouane Peulh ca kaw nañ ñu dimbali yokkal ñu sécurité bi ak kaaraange gi. Boy Kaïré il a échappé de justesse à la mort ndaxte ñooñu nga xam ne duggoon nañ ci këram googu ils n'ont pas hésité à tirer de coups de feu sur lui ba fitna naroon fa jóg moom dafa daw. bi mu yéegee affaire yi rek dafa jug ci saa si taal lampam bi nga xam ne moo nekkoon ci escalier yi daw di xool bi mu demee ñu tiire yàlla moom moo ci def sutura mais dañ ko doon gaañ ba tey ji alhamdulilah mu ngi ci jàmm mais nag yóbbu nañ ci lim lu toll ak juróomi xari laadu moom ñuy interpeller aussi vraiment le gouvernement ñu delluwaat gën a veiller ci suñu sécurité mooy comme ni nga ko waxee tey du ñàkk kii agent de proximité yi nga xam ne tegoon nañ leen ci koñ yi ñu gën leen renforcer ndax au niveau de la banlieue moom doy na waar foofu li fa am nekkatul sax insécurité. vol bu ànd ak armée wu jusqu'à dents tey dafa doon risque tey yow bu fekkoon nga yore def li nga xam ne mooy légitime de défense ëllëg nga faat ci nit ku la bëggoon a faat yoon day dal sa kaw kon ça veut dire que mooy foofu. lu jar a taxaw seetluwaat la ndax ki la nar a faat nga faat ko ba pare ki doon ñëw di jël ci sa alal armé wu kon ça veut ndeyaa loolu dafa doon lu metti léegi loolu ñun fan lañ jëm lu muy gën a bari fan la réew mi jëm fit yi dootul toog te bu fit yi toogul kenn ku ne mën nga bëgg a fajal sa bopp te bu boobaa désordre lay indi te réew mi dafa am yoon boobu fi ne nag ñuy ñaanaat ñi yilif yoon ñu dimbali ñu tegal ñu kaaraange gu doy ndax état moo am droit sàmm askan wi ak seeni alal kon loolu dañ leen koy interpeller waat lu ñu ci gën a dimbali doyul suñu àq la ak suñu yelleef te dañ koy laaj nañ ñu ci dimbali. ne dinañ ci jël ay dogal ndaxte lii doon na loo xamante ni vraiment tey ku tëdd doo nelaw si jàmm ndax vraiment doon na daal lu metti doon na daal lu tiis fi ñuy ubbee nag suñu Buzz People dañuy àddu jëm ci Kya Astou Laobé
Asulaw bi ñu invité woon ko fële ci 2STV ci plateau bu ñu naan entre temps Omaro di ko présenté mu dem nag fecc fa fecc mu rëy ba tax tey ji loolu jural ko succès boo xam ne mu war a dem biir 2STV di fa liggéey noo gisee loolu. xëy na kooku ka ko jël ci loolu la ko faawee xëy na moom xëy na lan la ko ci mën a apporter ki ko recruter xam na ko ndax jàpp naa ni mag doo jël sa xaalis di ko sànni foo xam ne du la jural dara xëy na am na lu mu xalaat ni loolu la koy apporter mais loolu ba tey dañuy sensibiliser waat certains organes de presse ñu xam ni média day influence ndax nit ki dina def dara ci doomam yar ko fa mu ko war a yaree dem tëdd néegam guddi gi la mu defoon ci moom ci bëccëg bi yëpp ñu laver ko ba mu set te lu koy laver télé wala site d'information yi parce que la ñuy véhiculer kii mi ngi ci connexion am wala mi ngi jàkkaarloo écran télém kon responsabilité bi nekk ci loolu yow mi am sa organe de presse di liggéey doon tax xaalis nga bëgg mais amal loo xam ni da nga ciy bàyyi xel tamit ngir ndaw yi ëllëg relève bi nga xam ne ñoo la war a wuutu yow ci li nga fondé doo fi nekk éternellement da ngay dem mais ñi nga xam ne ñoom nga fi bàyyi ñu yor sa relève na doon ñoo xam ne ñu waajal lay doon te pour ñu waajal leen tey lay doon est-ce que fecc moomu kese jar na ñu recruter ci nit xam am na ñoo bu doon orchestre la ñu wax mais organe de presse wala foofu tànn ber moo fa war a am ndax laaj la boo xam ne ñi seq plateau bi soo xoolee xëy na ñoo ñëpp ci domaine boobu la ñuy yëngu mais est-ce que tey ki ko recruter am na ay analyse yu tax yu mu def wala am na ñoo xam ni càmbar nañ ko waxtaan nañ ci ak moom ba xam ne moom kii bu ko recruter mu dugg dana ko jural dara am déet ban audience la ko mën a indilaat ndax am na public bu mu ko mën a indilaat loolu yëpp xëy na ci suñ kanam la du suñ gannaaw nañu yónni yàgg rek te toog xaar. et puis lu ci gën a neex te gën ci doy waax Omaro du moins lui a promis un salaire chaque le 5 du mois ak make-up boo xamante ni dañ ko koy defar heure buy génn télé ak chaque jeudi dañ koy resal aussi transport am. xam nga loolu yëpp wax la nii média bi guerre médiatique dafa am bataille psychologique dafa am gis nga patron de presse yi képp ku la ci liggéeyloo ku mu mën a doon te mënoo ko rendre service bu koy indi revenu doo fa yàgg parce que seeni frais moo ëpp seeni dépense kon loolu man ni ma ko jàppee de ma part li ma la wax laa lay waxaat nañu yónni yàgg te toog xool est-ce que tey bu ñu ko tegee privilège yooyu moom mi ngi leen di indi leneen lu ëpp loolu am déet amu ci benn patron de presse buy investir ci dara di xaar perte jamais parce que seeni dépense ak taxes yi leen di xaar ak impôts yi émission bu fa ñëw te amoo sponsor amoo ku la encadrer financièrement doo fa yàgg kon nag bu ñu nee loolu lañ ko décroché am na fi nangam ak weer bi de dina am nangam may këb ak nangam suñ kanam la du suñ gannaaw xëy na ñoom am na leneen lu mu leen di jariñ lu ëpp loolu. en tout cas mu ngi noonu daal Astou daal instant bi dugg na biir 2STV mbokk internet yi nag lii lañ leen waa gis nga xam nga moom nag day wàcce fi mu ne nii TikTok bi xale bi instant bi mu ngi def loo xam ne lu am solo la ci TikTok bi vraiment. public bi ko doon topp ci TikTok bi dinañ ko topp. waaw dinañ ko topp ba biir 2STV amaana nag ndaxte xale bi dafa xorom ay waxam rek mooy loolu. mbokk internet yi contentement la ñu amoon ak mbégte ànd ak yéen ci Buzz People ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah.